fii ci garage Ndindi bi nga ñëwee mesures yi noo ko gisee. waaw déjà gis ngeen biir oto bi donc dañ doon yeb ba mu fees mais léegi gis nga au minimum matuñu sax fukki nit yuy nekk ci biir oto bi donc loolu déjà c'est honorable kontaan nañ ci loolu. par ailleurs xam naa ne gisuma fi aussi siwo président amul siwo wala bërigo boo xam ne te ngeen ko fi bu am eau de javel wala kotol wala madaar pour nit ñi di raxasu. actuellement ñu ngi si nag mais ak dajaloo bi xale yi ñu fi gisee xale yi. donc loolu aussi bokk na lii propagé feebar bi donc loolu yéen njiit yi yéenee xeex loolu yéenee xeex loolu fii waroon na am benn bërigo bu fi ne boo xam ne si day am ndox am madaar am javel nga xam ne nit ñi dañuy ñëw di raxasu même ñiy romb sax di dem day ñëw di raxasu parce que feebar bi gis nañ ni demalante beeg dikkalante bi bokk na ci li koy séddale loolu tax tey ñu ni nañ waslu ak xar suñu tànk tubay ñëw rencontrer leen yéen chef de garage yi waxtaan ak yéen pour au moins sensibiliser leen du guddi gi rek mooy sensibilisation mais bëccëg bi ci la bokk parce que bëccëg bi la nit ñi di voyager kontaan naa trop ba oto bi mu feesul parce que vraiment ñu daawoon nañ gis ni muy mel donc loolu aussi lu ñu kontaan la mais président yéen tamit dama leen di daan yéen tamit di ngeen jënd ñetti keesu boisson parce que gisuma fi siwo gisuma fi paan bu def madar bu def eau de javel te war na fi am. non daanu nga ba pare daanu nga amul loolu voilà merci. ayca looy wax ci rassemblement bi nga xam ne bi ñu ñëwee ba fii nemmeeku nañ ko fi mooy nit ñaa ngi fees dell fii nga xam ne mooy sa ñëpp xam na ne feebar bi di coronavirus wàllanteem dafa bokk ci li nga xam ne mooy nit ñi daje nit ñi bari. waaw lii nag moom xëy na li ngeen fi ñëw nii rek moo yokk mbooloo mi waaye mbooloo mi sax dama wut nii léegi ñun tam duñ mën ci disperser nit ñi. ndax dimbale leen mooy dimbale suñu bopp. mesures yi ci oto yi yàpp wàllum yàpp. non kooku moom respecté nañ ko moom kooku moom bañ nañ ko ba coxeur bii nekk fii da koy contrôler coxeur bii nekk corniche da koy contrôler bu ko romboo itam bu fekkee am nañ benn bu ñu signalé dañuy wax autorités yi ci kanam ñu jàpp oto boobu kooku moom ñu ngi koy respecté bu baax a baax. li nga xam ne mooy madaar wala ndox wàllum raxasu fii dafa mel ne nemmeeku ko fi gisuñu ko fi lan moo tax loolu. waaw loolu moom xëy nañ juumte la mais bu soobee yàlla bu ngeen fi jógee fii danañ ci taxaw. waaw commissariat bu Guy Mbind liggéeyam ak wàcc di waxtaan ak askan wi. lan nga ci rafet. non rafet rek loolu moom vraiment mooy li nga xamante ne mooy la war parce que nit ñi ñëpp bokkul yem xëy na mën nañoo gis police di liggéey nekk ci liggéeyam duñ xam li ko tax a jóg sinon duñ ko jox gëddaam te fekk na moom ci boppam moo tax police bi jóg nekk ci naaj wi ak nekk ci guddi gi waaw comme kon nag nii ñuy def nii nga xam ni ñi xamutoon danañ ci xam vraiment rafetlu nañ ko. daanaka rassemblement boobu ngay wax noonu demeewu fa noonu comme arrêt la nag moom oto yi clients yi dañ fi ñëw di fi duggee ak emprunté yooyu looloo koy waral mais daanaka rassemblement daal amu fi daal. mesures yi yan mesures ngeen jël. waaw mesures yi ñu jël moom maanaam mooy oto yi nga xam ne maanaam 30 personnes lañ doon yeb oto bu ci nekk 9 personnes lay yeb léegi emprunté bi toog ak chauffeur bi lépp 12 personnes lay yeb te oto yooyu 30 personnes lañ doon yeb. ci wàllum saabu ak madaar nga xam ne ni ñu ko nemmeekoo dafa fu ñu tase rawatina oto yi yàqu ñu teg ko ci buntu bi nga xam ne client buy yéeg ci oto bi dina raxasu doog a yéeg lu tax loolu matalawu leen ko. waaw loolu moom instant yi léegi nii Malick moo ma woowee nii ci kaw nii ci loolu lañ nekkoon nii di ko régler nii pour war a génne xaalis pour lijjanti ko parce que li war a wuti masque yeeg yooyu yëpp yónnee nañ xaalis boobu am na sama gars yoo xam ne ñu ngi ma bàyyi fii ci kaw bureau bi ñu am xaalis boo xam ne moom lañ doon régler pour lañ war a lijjante madaar yeeg bërigo yi nga xam ne moom lañ war a teg fii mais incha allah am naa yaakaar ne suba heure bi boo xëyee boo fi ñëwee da nga ko fekk moom. vraiment moo ñu jox autorisation bi ak suñu kilifa yëpp pour ñu xeex donc nag loolu tax rek ñu ñëw fi waxtaan ak yéen ànd ak staff bi ñoom Malick Ndiaye xam ngeen leen ñoom Matar ñoom Mbengue Ousseynou Mbengue xam ngeen leen ak ñeneen ñoo xam ne dañoo ragal caméra yi bëggu ñoo feeñ donc loolu la voilà donc nag yéen tamit soxla nañ seen xalaat lu ngeen mën a wax aussi caméra yaa ngi ni ngeen wax ñu déglu leen. commandant Diakhaté ñoo ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax ak waa police Guy Mbind yëpp di rafetlu seen taxawaay ak seen liggéey bu rafet bi ñuy liggéey ci Touba Guy Mbind yëpp wax dëgg yàlla gis nañu ko ñun nag biñ déggee couvre-feu ba léegi biñ déggee coronavirus ba léegi ñu ngi def suñu kéem kàttan ñu ngi góorgóorlu ndax fii gare taxi la waaye wut nañu suñu eau de javel ak suñu madaar ak suñu ndox mu sell ku ñëw bala ngaa dugg da nga raxasu soo dee ba ñëw bala ngaa toog da nga raxasu encore sel tamit am nañ ko yooyu yëpp ñu ngi koy bàyyi xel ñu ngi ci góorgóorlu daal wax dëgg yàlla encore tamit bu 6 heures jotee dañ baax soñ ñëpp xamal ne leen 20 heures la leen fekk ci kër yi waaw te nga xam ne ni nga xam ne nañ ko bëggee ngeen doxee ko noonu
waaw ñun daal ñu ngi góorgóorlu lu ñu mën a góorgóorlu ñu ngi góorgóorlu ñu ngi ñaan daal yàlla mi nga xam ne moo wàcce balaa bii di coronavirus yàlla na ko jeexal. ñun daal li ñuy wax mooy comme président de la République jël ay mesures wax na li mu war a wax jaarale ko fi mu ko war a jaarale na sëfoor si am fulla ak dégg-dégg te am fulla ak fari seen bopp te def li leen wax gaare comme li musu fee am te lu am loo xam ne nii buy ñëw xamu ni mu ñëwee loo xam ne amul ay tànk amul ay laaf amul ay bët amul ay nopp muy déggee lu ñu moytu la nanu gaare oto yi te toog te déglu loolu mooy li nga xam ne moo war képp koo xam ne jaar nga fa war a jaar wala nga def loo xam ne waroo ko def bu la yoon jàppee li yoon santaane na ko def ci yow nanu gaare duna war a gaare. waaw tey commissariat bu Guy Mbind ñu gis liggéey bu mel nii nga xam ne ñu ngi koy def dem ci sëfoor si di leen ñaax pour ñu mën a toog seen kër rawatina oto yi mesures yi ñu ci jël lan ngay wax commissariat bu Guy. commissariat bu Guy moom dama leen sant di wax enfin commencé am fi mu yam ndax ñu baax rek a fa ne ndax lii ko baax rek koy def ndax ñoom ñu sonn lañ bépp ba liggéey bi amee ba léegi yëndaluñu fanaaluñu lu baax rek la ñuy dox dóoruñu kenn nag saaguñu kenn xasuñu kenn bu ndoxoon sax fekk la nga wax ci mbedd mi commandant bi da la wax dugal ci sa biir kër te ba léegi lii boo ko defati ndax lii moo tax ak lii ak lii waaw wax dëgg yàlla ay jàmbaar lan ñoo ngi lay ñaanal ci kat yàlla ak yéen bi fi ñu bëgg a àgg yàlla na fi àgg. bii de mooy garage gaar bu ndaw gaar bu ndaw bokk na aussi ci garage yi ëpp doole ci suñu secteur. ku lii lañ ci soxla nit buy xeex ak koo xam ne si xamoo dooleem fu mu yem wala xamoo doole nu mu yem da ngay teel a jóg bi nag mesure yii ci la bokk jël lii ci la bokk. passagers yi ñiy dugg ci oto yi ñëw raxasu ñiy dem ñiy romb ñëw raxasu yaa ngi dégg yéen tamit yéen chauffeur yi ngeen raxasu même jënd gel bàyyi seen biir oto boo toogee ba sa yàgg ndax xaalis bi ngeen di weccee koog yooyu bokk na aussi ci liy jàllale feebar bi. gis nañ ne transport bi mooy jéggi mooy yóbbu feebar bi dëkk ak dëkk wala réew ak réew donc nag moo tax ñu ni tey nañ dox si ci biir garage yi waxtaan ak chauffeur si waxtaan ak ñoom. pour au moins ñoom it ñu respecter mesure d'hygiène nag bokk na ci lii li ngeen fi teg bërigo bokk na aussi gants yi ngeen ci def waaw donc yooyu am na ci solo président loolu tax ñu gane si leen tey dañ leen di bett nag parce que aussi boo ne nit ki maa ngi ñëw lii moo tax may ñëw kon bu boobaa li nga bëgg doo ko am mais dañu bëgg wane ni au moins am na ci ñoo xam ni ay conscient nañu am na ci ñoo xam ni xam nañ ne lii moo xew ak lii moo tax garage bu ne duñu leen tàggu duñu leen wax dara dañuy jekk si ak rek ñëw bett leen waxtaan ak yéen ngeen wax ñu seen xalaat te it ñu sensibiliser leen ñàkkul ni xam naa ne am na ay Allo Dakar mais ku ko ci defit na nga ko bàyyi parce que nag wattu moom taxaw rek moo ci gën a wóor di jële fële di andi wala di jële fii di yóbbu sa conscience bu fekkee ne yab nga ko am feebar nga yóbbu ko Dakar wala nga jële ko Dakar andi est-ce que yow sa xel war na dal boo tëddee nga nelaw parce que la ñuy bañ def nga lu ko raw hormis yoon wala conscience rek laay wax xel rek laay waxee donc nag bëgg xaalis bu mu la tax a lor doomu aadama yi bëgg xaalis bu mu la tax a sànq doomu aadama yi li ñuy xeex pour ñun ñëpp la buñ sañoon tey mu jeex donc nag ñun niñ ciy sonne yéen tamit wasu leen ci àq noonu bu ko defee Sénégal jëm kanam jàmm am. Amsatou Gueye chef de garage fii Touba Gare bu Ndaw comme noonu commandant waxee rek dëgg la ñun jël nañ suñuy matuwaay bu baax a baax teg bërigo booy nga xam ne mooy am ndoxu bu ànd ak omo beeg ak madaar beeg lépp loolu moom lañ ci def ak eau de Javel bi di ci raxas ba set bi ci wax dëgg yàlla. Allo Dakar yooyu mu waxee tamit nag fii garage bi bari na ci ay chauffeur yoo xam ne ay Allo Dakar la yoroon mais dañoo am carte de groupement am adra ci garage bi ba déggee tere boobu ba léegi ñi ngi toog fii ci garage bi demuñu fenn wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñi ngi boo xoolee ruq bi yëpp ay oto la ñu ngi toog fii demuñu fenn ñi ngi sàmmonte ak ndigal yi kenn demul fenn wax dëgg yàlla comme noonu ñu ko waxee daal noonu lañu ko defee ñi ngi sàmmonte ak luñ mën daal ci suñu kéemtalaay kattan ci wàllu yoon moom ñi ngi sàmmonte ak moom Allo Dakar yaa ngi nii ñu ñi ngi toog demuñu fenn wax dëgg yàlla. ñu gis seen morom yi raayal Allo Dakar di dem ak dikk ba tey ñu arrêté ci ñu bëri ñu ngi commissariat bu Jannatu ndax ban message ngay lancé sa morom yooyu ñu xam ne fagaroo gën faju sa feebar bi di coronavirus muy wàllee gaaw na trop surtout di demantee ko dikkante mën nga ko yóbbu fa nga jëm mën nga ko indiwaat fi nga jóge waaw loolu dëgg la ndax maanaam àdduna moom li ci gën buñ xasee tere ne nangam nañ ko bàyyi ñun ñëpp rek moo gën ndax wóorut mën nga koo yeb mën ngaa yeb ko amee doomu jàngoro bi doo ko xam mën ngaa jël ko am doomu jàngoro bi feneen andi ko doo ko xam kon li gën te wóor mooy kenn ku ne toog sa dëkk jàmm ak salaam am ndax lii yàggut ñun ñëpp jàmm rek lañ bëgg luy defar rek lañ bëgg pour maanaam lépp ñëpp am jàmm rek loolu da nga lañ jublu jagam defar yàggut nag nañ toog muñ rek xaar yàlla. ci suñu secteur la bokk
ñu ñëw fi aussi pour sensibiliser fii nag dafa am bu ngeen ko gisee garage yu charrette yi la yi ëpp doole fii ci Touba ak garage yu oto yi donc loolu moo fi ne ñu ne dañuy ñëw aussi sensibiliser mais biñ ñëwee aussi wër nañ fu ne jaar nañ fu ne dugg nañ fu ne mais gisuñu fenn foo xam ni nit ñi teg nañ fa paan wala bërigo wala dara def ci gel wala def ci eau de javel wala def ci madar pour raxasu constat boobu def naa ko donc muy mesure boo xam ne ñoom échappé nañ leen président danaa leen daan ñetti keesu boisson bu weesoo loolu aussi milieu boo xam ne nit ñi dañ fiy dajaloo la oto yi warul fees charrette yi warul fees charrette yi boo defee 4 fii def 3 fii 3 fële déjà rek doy na comme nii mais bu charrette yi feesee rek day ëpp oto yi aussi bu ñu feesee mesure la boo xam ne day ëpp donc war nañ ko mën a respecter loolu tax tey ñu ne woon nañ ñëw sensibiliser leen yéen président yi charrette yi comme oto yi ngeen wut ay paan wut ay siwo def ci ndox pour nit ñi mën ci di raxasu. man maa ngi tudd Baye Sarr Seye. waaye ñun depuis ba président yëkkatee décret boobu nga xam ne nii moom lañ defoon pour charrette yi waroon di charrette 10 clients léegi ñu ne ñun 5 clients ngi di charrette ak ñun booba léegi si ñun 5 clients yu passé wuñu ku ci yab ku ne 3 nga def ci benn côté bi benn bi nga def ci 2 ak yow nga départ dem amul kenn koo xam ne départ nga fi lépp 5 clients loolu moom xalaatuñ ko. tey bu leen matalee mesures yi nga xam ne moo am ci kaw saret bi sa matalu leen mesures yi nga xam ne mooy rassemblement bi ngeen di def fii ndax dina am njëriñ. ah loolu wax dëgg yàlla mënul am njëriñ waaye ni mu demee le ñun wax dëgg yàlla affaire selbe yooyu moo des waaye respecté na affaire bi moom ni mu ko bëggee ndax xam na ne sunu jàmm rek la bëgg nit ki nag bu bëggee sa jàmm da nga koy fekki wax dëgg yàlla président dañuy sant yi maanaam xam ne sunu jàmm rek la bëgg. fii mooy garage ko nu sëñ Modou Bousso Dieng kër gi si ginnaaw mooy kër sëñ Modou Bousso Dieng mu sëñ Fallou kii moo taxawal mooy Abdou Seydi président bi ñu bokk suñu secteur autorités yi joxoon ñu tey secteur poste police Guy Mbind ñu ànd ak commandant autorités yi joxoon ñu ndigal ñu def journée de sensibilisation parce que malgré message bi mi ngi jàll mais ñu gën koo dolli gën a wax nit ñu gën a moytu loolu la ñu kilifa yi joxoon tey ñu chargé wu ko biñ ñëwee nag fekk nañ fi ñoom ñi ngi jël seen i matuwaay yu mat waaw ndax kilifa gi seen président moom du leen bàyyi ñuy def naka su dul noonu gis ngeen bërigo baa ngi ni suñ ginnaaw ku ñëw gaare sa oto di nga wàcc dem jël say précaution def liñ la wax daal waaw. parce que bu ñu ñëwee ci garage taxi rek xëy na day dem ci Allo Dakar wala Allo Fouta ndax fii daa nga ko nemmeeku fu mu mel nii. waaw mën naa ne tey jii sax oto li fi war a nekk si oto dëgg di daw si biir dëkk bi sax nekku fi tey xaw ma nag ba xam mesure de précaution yi la xaw ma mais fii moom ku si garage taxi yi gën a mag Touba la bokk man bi ma ñëw si dëkk beeg léegi durée bi ma fi def xam naa ni mënoo wax transport dindi si garage su commune sëñ Modou Bousso Dieng mënta nekk parce que dafa nekk jonction diggante Guy Mbind ak Ndaamaatu waaw moom jonction boobu xam naa ne man li ma def si dëkk bi mu néew ak tuuti xam naa ne si garage yi fi gën a mag la si buñ ko fi jiitoo ñoo ko fi jiitu si taxi bëriwul ndax man yàgg naa fee ñëw nekk naa étant GMI en 2008 2007 ñëw fekk fi garage bi kon du garage bu ndaw du garage bu bees waaw. peut-être waaw non sensibilisation bi dama fekk kilifa gu dal sama xel moom avant ñuy dara di xew la ni ma man de xale yi dinaa wax ak ñoom sama kéemtulaay kàttan donc suñ ñëwee fekk ko fi mu mat responsable dañ koy bàyyi sensibilisation mu kon ne xam ne moom waru garab mi ngi si ndax li mu nekk mag rek doonul mag mu yaafus moo xam ni dañuy xale yi aussi jox nañ ko cër ba lu mu leen si wax moom la ñuy def man xam naa ko moo tax fii boo fi ñëwee man du ma fi bëri wax ndax dama fay fekk ay xale malgré ay chauffeur lañu mais fekk naa fi tamit ay chauffeurs yu responsable waaw fekk naa fi ay chauffeurs yu responsable seen kilifa aussi responsable la donc moo tax sama wax ak ñoom du bëri waaw man maa ngi tudd Malick Ndiaye nekk police Guy Mbind ànd ak samay kilifa commandant Diakhaté moo joxoon ma ndigal ni ma comme que yi ñu dem yëpp moom moo doon wax mu ne ma fii naa ko wax ndax dafa nekkoon en communication loolu doo nga waral kàddu gi mais du dara. man la Abdou Seye Touba sëñ Modou Bousso Dieng. waaw ba nga defee li nga xam ne moom la docteur yi wax ñu def ko fekk na gaa sax ñu ne ci loolu ndax garage bi def naa ne yàgg na comme li ko Malick Ndiaye waxee sëñ Modou Bousso Dieng borom kër gi moo ñu joxoon digal ñu nekk fi bi ñu fi nekkat mu ne may commissaire yi mag nga jiite leen ci kaw loolu nag xale yi wax dëgg yàlla déggal nañ ma ba affaire bi amee laa leen woo ñoom ñëpp wax leen ni feebar bi demee. wax leen li nga xamante ni matukaay leen war a jël ci leen jël sunuy matukaay jël sunu eau de javel man ñi oto yi daanaka oto boo ci dugg presque li ci ëpp am na eau de javel boobu maa la wax am na boo xam mi ngi sama biir oto
suñu yabee client yi suñu wàccee dañuy pompe oto bi en même temps ñoom ku ci wàcc bala ngaa dem sa oto dawaat si garage bi da ngay raxasu parce que dama lay ñëpp dañ koy maase boo raxasul sax gars yi ñoo lay wax demal nga raxasu waaw. kon daal seen i matukaay yéen jël ngeen ko ba mu mat. waaw ba mu ñu toll coowal Allo Dakar bëri. bu ñu ñëwee ci taximan yi rek faaw ñu wax ak yéen. ban message ngeen di sensibiliser pour ñu mën a toog xam ne jàngoro. boo yóbbuwul di nga indi. waaw loolu moom wax dëgg yàlla lu naxarlu la parce que tamit comme feebar bi dafa am dëkk ak dëkk bu fekkee demee na nii ñu ñëpp wax ngay seetaan télé di seet information yi ni muy demee nit ñi faatu ci àll bi loolu buñ la ko wuti war ngaa xam ne war ngaa war a mën a toog bañ a dem parce que boo ko yóbbuuti da nga ko indi. parce que boo ko indee yow doo ci xam dara mën nga koo wàll koo xamante ne bii da nga gàddu ak xam kooku moom wax dëgg yàlla rafetlu di ko rafetlu seen liggéey lool wax dëgg yàlla parce que depuis bi ñu fi nekkee ba léegi dañuy ñëw di wax ak ñun ci li nga xamante ne surtout Malick mii day ñëw wax ak ñun ci ni ñu war a def te seen liggéey respecté nañ ko vraiment di sensibiliser seen yoon yeeg yëpp di wax ak ñoom wàccee seen bopp amuñu benn problème wax dëgg yàlla kontaan ci ñoom loolu tamit. asalaamaaleykum man la commandant Diakhaté commandant corps urbain poste police Guy Mbind. donc tey dañu amoon benn programme boo xam ne dañ ko ficelé woon am na ñu waxtaan ci ak suñu kilifa yi muy commissaire Faye Moussa Faye ñu waxtaan ci mu ni loolu aussi ci sensibilisation bu gën a rafet ci la bokk mooy dem ci gaaru routière yi nga xam ne si ñoo nekk suñu secteur comme garage Daara Jolof dem corniche Sëñ Modou dem gaar bu ndaw dugg ci biir ak Mbàkke Baari yi donc gis ngeen fu ci ne dem nañ fa waxtaan ak kilifa ya fa ne am na ñoo xam ni jëloon nañ mesure d'hygiène yi commencé woon nañ ko respecté am na ñoo xam ni dañu xaw a bàyyeeku donc nag ñu ñaaxaat leen waxtaan ak ñoom xamal leen ni lii ak nii la ñu war a defee que war nañu am ay gel war nañu am eau de javel war nañu am madar ak saabu teg ci biti wala ci buntu garage yeeg yooyu pour au moins nit ñi bu ñëwee raxasu par ailleurs aussi seen biir oto yi mën nañ ko désinfecter wut ay gel aussi di raxasu di diwu loolu aussi kon lu baax la donc biñ ci waxtaan ak ñoom it ñu rafetlu ko vraiment muy doon programme boo xam ne vraiment macha allah loolu lépp dafa bokk ci aar ak waajal li nga xam ne si mooy feebar bi coronavirus bi bañ mu propagé wu ci biir dëkk parce que gis nañ ni ci cadre transport. ci la nit ñi di yóbboo dëkk ak dëkk wala réew ak réew feebar bi donc ñu ni kon nañ dem ci transport bi tey waxtaan ak ñoom parce que service bi du guddi kese bëccëg bi la sensibilisation bi guddi gi d'accord ci la bokk mais bëccëg bi am na ci solo ñu dem ci borom charrette yi dem ci borom oto yi waxtaan ak ñoom it ñu rafetlu ko ku ci ne xam naa ne aussi dinañ ci taxaw te duñ bàyyi parce que buñ toogaatee ba ci kanam dinañ déem a xoolaat ndax ñun liñ leen wax ñoo ngi koy respecté ndax ñun liñ leen wax ñoo ngi koy def parce que loolu lépp dafa bokk ci xeex boo koy def doo bàyyi xeex boo koy def da ngay jàpp te woo bàyyi donc ñun force de défense et de sécurité yi muy police muy gendarmerie muy armée boobu lañ bëgg taxawee foofu la ñuy taxawee sensibilisation xëy na dóor yi nit ñi dañ koy wax mais dóor yi fajul dara donc ku xamul da nga koy xamal ña nga war a waxal nga waxal ne sénégalais bu la rusee rek dina am benn kersa goo xam ne dana ko am te à chaque fois du bëgg nga koy wax donc foofu lañ jaare chaque fois ñuy jiital sensibilisation di waxanteeg population bi loolu lañ ci jublu uniquement ñun ñëpp dañoo bëgg xeex te rafetlu aussi yéen seen liggéey yéen journalistes yi parce que à chaque fois aussi bu ñu soxlaa sensibilisation da ngeen di teew à chaque fois bu ñu leen woowee ngeen teew te suñuy kàddu ak suñuy image ak suñuy wax di dem fu ne donc yéen am na rôle bu rëy bu ngeen ci joué donc ñu ngi leen di remercier di leen féliciter ci liggéey bu mag boobu ngeen di def donc ñuy ñaan képp ku ci ne ci sénégalais foo ne fu ne muy chrétien muy musulman ci tarixa boo mën a ne diine boo mën a ne donc nga ñaan yàlla def jàmm ci Sénégal yàlla def jàmm ci feebar bi gaaw a dakk donc transporteurs yi chauffeurs yi ñu comprendre muñalante te it comprendre ni ñun aussi li ñu leen di wax pour ñoom la nañ ci waslu ak taxaw ci surtout président garage yi loolu rek laa amoon ci lu ma ciy sànni daal ci kàddu merci beaucoup ok